wax naa leen ko ci njëlbeen bi nee naa leen bu ñu jugee actualité wàllum santé ànd ak Bintu Kane ànd ak Binta Mané ci actualité bi dañuy delluwaat ci wàllum santé ak Bintu Kane waaye balaa boobu ci kanam tuuti Pape Gane dina ñëw ci dëkkuwaay yi dëkkuwaay nag bu ciy ñëw waxtaan ak yéen il faut mu nuyu leen Pape Gane mu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. Salma ma lay fay di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di seet d'ailleurs di leen wax tey gan ci biir dëkkuwaay yi comme bu ci kanamee ñu déroulé rek. ñu bàyyi mi santé mu waxtaan ci déodorant yi ak danger yi nga xamante ne moom la mën a jur ci suñu wàllu wér-gu-yaram. ci Bintu kàddu gàngoog. waaw voilà Salma comme ni nga ko waxee rek tey ñuy waxtaanee ci gàllankoor yoo xam ne déodorant am na ko pour suñu wàllu wér-gu-yaram. sax dañ doon gis ni que déodorant yi nga xam ne dafa am alcool moom lañ doon gën a wax nit ñi ñu moytu ko que déodorant yi nga xam ne amuñ alcool parce que alcool bi dañ doon gis ni que da doon irrité da doon indi ay allergie en tout cas ci suñu pokataan niveau pokataan bi maintenant ay études di dem nit ñi di wàññi même déodorant yi nga xam ne dafa am alcool sax ñi defar en tout cas dañu dem ba wàññi ko donc dafa dem ba déodorant yi nga xam ne amul alcool moo gën a bëri maintenant ci ay recherche aussi ñoom aussi ñu xam le ni que déodorant boobu xam ne amul alcool dafa am benn substance boo xam ne très toxique bu ci nekk ay recherche xayma ko ay recherche def ci ay jàngat aussi lu ci mel ni université bu Suisse ay chercheurs yu fa nekk ñoo xam ne dañu seen xel dafa màcc en tout cas ci cancer def ci ay recherche pour wane ni que sel aluminium bi nga xam ne mu ngi ci déodorant sans alcool boobu aluminium bi en tout cas dafa am ay effets nocifs pour la santé effet nocif bi nga xam ne ñëkk nañ ko ci déterminer mu nekk cancer du sein parce que ñoom ci seeni ay jàngat dañ gis ni que cancer du sein bu nit ki di def en tout cas autopalpation dafay nemmeeku souvent ay donj ci niveau pokataanam donc évolution cancer du sein nag ay spécialistes cancer du sein aussi xamle nañ ni que évolution cancer du sein dafay yéex donc bu eggee ci ay nodules ay ganglions en tout cas mu ngi commencer vraiment di atteindre benn niveau boo xam ne très avancé donc boobu c'est la première chose par rapport ak études yooyu xam ne nañ ko mais yeneen étude aussi def ci ay jàngat ne aluminium boobu xam ne dañ koy retrouver ci déodorant sans alcool yi en tout cas antitranspirant yi que aluminium boobu noonu mënul indi yenn feebar yi mënul indi cancer c'est pas à l'origine du cancer du sein d'autant plus que cancer du sein sax origine yi même spécialistes yi nga xam ne ñu ngi penché wu sur la question origine yi maîtriser wuñ ko trop moo tax souvent rek dañuy joxe ay quelques préventions par rapport ak loolu mais par rapport ak déodorant bi spécialiste yooyu bu ñu xamlee ni que daf koy joxe ñeneen aussi soutenir que du ko joxe du tout donc mais France ci ay recherche am aussi ak niveau bi ñu toll ñoom dañu ne idéal bi mooy 6% aluminium boobu bu mu ko am ci déodorant bi c'est l'idéal donc bu ñu éviter mu am 6% rek c'est l'idéal donc supérieur ou égal à 20% bu ko amee ça peut être nocif pour la santé yeneen étude aussi di avancer xam le ni que déodorant ak substance chimique boo xam ne rek yaa ngi koy utiliser ci sa yaram quelle que soit substance chimique boobu noonu baax na nga koy renouveler donc nga bañ a yem ci benn déodorant wala bañ a yem ci benn loo xam ne rek am na produit chimique nga bañ ci yem ngay faral di changer donc aussi ay dermatologues yi nga xam ne ñu ngi ci suñu réew ku ci mel ni docteur Assane Diop indil ñu ci ay leeral par rapport à la question soutenir aussi que ñoom études yi nga xam ne def nañ ko par rapport à la question du déodorant ñoom aussi gis nañ ni que aluminium boobu noonu indiwut principalement problème bi nga xam ne mu ngi nekk cancer ñoom li ñu nemmeeku rek mooy fragrance mixte bi nga xam ne mu ngi nekk ci déodorant yi souvent mun na nekk à l'origine de certaines allergies mais gisuñ ni que mun na indi cancer
mais comme am na ay recherche yoo xam ne ñu ngi soutenir ni que mun na indi cancer yeneen yi di wax ni que mënu ko indi rek il faut faire attention ñu joxe quelques recommandations yi di lire notice bi di lire ingrédients yi nga xam ne mu ngi constituer déodorant bi bu amee aluminium bi nga éviter ko jàngat yi aussi xam le ni que nit ñi bu ñuy utiliser déodorant ñuy éviter spray bi mooy bi nga xam ne pompe bi la parce que pompe bi non seulement c'est allergisant souvent parce que asthmatique yi dañ leen di utiliser carrément ñu bañ ko utiliser stick bi wala bi nga xam ne dafa am boule bi nga koy utiliser yooyu souvent duy am aluminium bi et souvent du am spray bi lu muy dégager ba xam du la indi la benn gàllankoor ci sa wàllu wér-gu-yaram. waaw Bintu ni nga ko waxee nag ndax ñu bëri bàyyi woon nañ déodorant yi nga xamante ne dañu am alcool. léegi bi ñu ñëwee bi nga xamante ne aussi dañu am aluminium donc yàgg nañ ko wax ñu ngi ko doon dégg di ko dégg ay médecins am ñoo xamante ne ñu ngi koy confirmer que ni dafa nekk ñoom dañ ci taxaw ñoom amuñ ci négocier wuñ dañ ne ci boppam dafa nekk source boo xamante ne mën na joxe cancer du sein. ci yooyu aussi am na ñuy wax ni ñiy démentir aussi peut-être entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo koy defar pour bañ a perdre li nga xamante ne moom mooy marché bi. ñoom ñoo nekk seen ginnaaw mu nekk amalgame boo xamante ne doy na waar. ça suscite benn amalgame comme nu nga ko waxee mais comme idéal bi nee nañ am nga le choix. parce que choix bi mooy lan am na déodorant yoo xam ne amul aluminium du tout donc c'est à éviter wala booy koy utiliser aussi nga xool yi nga xam ne 6% la am donc pour minimiser vraiment risque yi nga xam ne yaa ngi koy retrouver et puis plus simple mooy rek xool boo xam ne amu ko du tout parce que am na déodorant yoo xam ne duñ ci retrouver du tout aluminium bi pour le dernier point bu ma bëgg a aborder sur la question mooy gaz bi parce que spray bi da ngay gis interdiction pour yenn xale yi moins de yenn at yi en tout cas je sais plus at yi nga xam ne ñu ngi leen koy tere parce que bu jeexee da ngay gis xale yi di ko fowee di ko pomper alors que butane la ñuy noyyi et c'est très dangereux parce que dafay dugg directement ci poumon yi donc yooyu aussi c'est à éviter nga ko parent bi wala képp koo xam ne mu ngi ci kër gi bu utiliser déodorant ba pare il est préférable mu sànni bouteille bi. vent bi nga xam ne moom mooy génn bu fekkee bouteille bi jeex na parce que en général comme ni nga ko waxee xale yi dañuy faral di ko jël di ko def ni seen kanam ndax fraîcheur bi nga xam ne moom lañ ci am. alors que gaz butane la et puis gaz butane boobu dafay indi benn ralentissement cardiaque boo xam ne ça peut être nocif pour kooku xam ne mu ngi koy def. loolu koy mën na bañ a nekk xale yi kese. waaw mag ñi mun na concerner ña mais dañu xalaat ne que rek dans la logique bi mag du ko def. donc moo tax. non dañ koy fooyee waaw yooyu yëpp wóor parce que ça peut même exploser mun na sax exploser. parce que gis naa koo xam ne da ko jël nii di ko def ci noppam nee na jurgóotoo ko dafa neex. man gis naa ko bët kanam dafa jël paaka bëtt ko pour jël restant bi ci suuf. ci biir def na lu wóor a di lu wóor a di. ndax déjà rek gis nga bu explosion amee bu fekkee parfum moo fa nekk dañuy gis ni muy accélérer li nga xam ne moo nekk incendie bi. tout à fait. mais li ci ëpp solo Binta wax na ko nee na da ngeen li nga xamante ne moom mooy choix te dina màtte wala du màtte dañ ne bul dugal sa loxo. cancer du sein léegi dafa bari. te chimio ku ne xam na ni cher na diis na metti na. donc ñaanaluñ ko kenn pour éviter ko rek yi ngeen utiliser yi nga xamante ne amul aluminium pour ñu mënul lire wala dara nañ utiliser mooy bi ñuy def. am bi boule bi boobu souvent daf produit naturel lay doon. souvent bio lay doon. donc boobu moo gën a moom en tout cas moom lañ gën a recommander nit ñi di ko utiliser. mu nekk lu am solo ndax bëri na jigéen ñoo xamante ne nag dañuy yor seen ay déwoo tout le temps dañuy pompe donc bu amoon danger xam naa dafay gën a bëri ci ñoom kon ñu di leen wax rek ngeen daal di ci bàyyi xel di la jaajëfal bu baax. ma leen di jaajëfal aussi. nañu jëli la page bi doog a dugg ci dëkkuwaay. mooy fexe ba bu tubaab bi ñëwul sax ñun suñu biir dëkkuwaay yi ñu fexe ba li ñuy def suñu biir dëkk réew ñu utiliser ko ñun ba pare je pense que bu ko tubaab bi ñëwee visiter xool mu taaru dinañ ko mën a jël pour mën ko importer. yëpp ko seen dëkk ñun tamit donc loolu ñuy ñëw tey am benn jeune artiste ba nga xam ne lii day def yu yéeme ci la nga xam ne lii mën naa ne ci ramassage la nga xam ne day boole ay fourchette paaka kudd tout ce qui nga xam ne c'est du métal lay jël dugg ci garage mécanicien yi jël cellule yeeg yëpp
fexe ba fabriquer ci des trucs yu étonnants yi nga xam ne lii boo gisee doo def nga ticket yi nga xam ne lii na ci def ay lion def ci ay xeetu mala boo gis mu nga xam ne day daw ci àll bi am na ci biir œuvre yi donc sans plus tarder ñu ànd ak waa régie suñu paree ñu débattre ci. maa ngi tudd Moussa Fofana dëkk usine ñaari tali bon maa ngi liggéey fii tam ci corniche ouest bi mooy espace Maam Cheikh ñu gën ko xam fii ci corniche bi. œuvre d'art yi may liggéey bi ma ci commencé ak léegi war na def ay années yu bëree bëri te yamuma ci loolu damay defaale bâtiment damay def fer ay porte ay grilles ak beaucoup de choses et cetera waaw lépp loo xamante ni nag ci biir dëkkuwaay la ak lépp bépp matière boo xam ne en fer la te nga xamante ni day yàq suuf si ñun dañ koy jël mën nañ ci créer yeneen ay œuvres yu bëree bëri comme yi ngeen gis nii yi caméra bi jël am na yeneen yoo xamante ni mi ngi ci biir bon li am na ci yoo xamante ni nag ay pignon vélo am na ci yoo xamante ni ay moteurs yu yàqu la ay yoo xamante ni tamit ci biir ay frigo lañ koy jëlee yoo xamante ni tamit ci biir ay climatiseur et cetera ak ay cuillère ay paaka ay fourchette beaucoup de choses daal lépp loo xamante ni day yàq rek te nga xam ni kenn soxlaatu ko même ay serrures yu yàqu sax en fer dañ koy jël di ci construire ay objets yu bëree bëri objets yi bon mën nañ ci defar ay table à manger en récupération mën nañ ci defar lu ci mel ni ay fas yoo xam ne en fer lay doon wala ay lion gaynde yoo xam ne en fer lay doon wala ay jàmbu jóob ay kanaara lu bëree bëri daal mën nañ ko ci defar bépp animaux boo xalaat rek mën nañ ko defar en fer yamuñu tam dañuy defaraale ay lal dañuy defaraale ay étagères en fer même hangar yi nekk seen ginnaaw yëpp sax ñun ñoo ko liggéey. entretien bi vernis kese la vernis nettoyé ba mu set papier zéro defaat vernis loolu donc mooy entretien bi moom mën na nekk ci biir comme que mën na nekk tamit ci biti waaw mën na nekk ci à l'air libre mën na nekk tam ci biir. nekk loo xamante ne aussi entretien bi nekkul lu metti trop nekkul lu compliqué en plus mën na ne mën nga ko def ci biir du am problème comme mën nga ko def ci bitti aussi du am problème ndax ruy bi rek lañ doon tiit wala yooyu. mais boo koy entretenir doo am benn problème. doo am benn problème parce que vernis juste la laaj te li ci gën a étonnant mooy que ni œuvre d'art ñu bari dañu xamul ne loo ko gën a jënd lu mu gën a yàgg di gën a am valeur. te des fois ay am na pièces rares yi nga xam ne mën nga gis benn artiste boo xam dafay am benn création bu ko dikkal mu def ko après du ko sax defaraat day defaraat leneen il passe à autre chose donc léegi rareté bi lu muy gën a yàgg muy gën a cher donc te dafay nekk la nga xam ne lii ku dugg sa kër noo def mu am benn remarque bu mu def par rapport à ça moo tax des fois œuvre d'art yu mel nii xëy na peut-être que je me dis que ne début yëpp dafa métti mais xam naa ne bu ñu gënee dem ba ci kanam dinañ gën a gis njëriñ li parce que déjà la preuve en est que soo xoolee 10 ans en arrière ni mu mel léegi melu koon avant te dañ ci gis ñu def ci ay jumtukaay yi nga xam ne lii yu mucc ayib def ci ay affaires yu étonnant ya nga xam ne xëy na peut-être sax boo joxoon xëy na li ñu yaakaar ni tubaab bi rek moo am savoir faire am na nga xam ne boo ko dajeeloon ci ay mbese yu mel nii du ci mën régler dara du ci mën def dara te ku ne xam na ne suñu dëkk dañu am problème mu mbalit dañu am problème mu la nga xam ne lii buy garage mécanicien yi tout le temps ñi nga am ay déchets nga xam ne xamuñu fu ñu koy def ñi nga am ay problème yi nga xam ne lii tout le temps ñi ngi fekk ramassage yi boo paree mbëbës fees na donc yu mel nii dafay dekkee nga xam ne dañ koy delluwaat ci biir kër yi moo xam ne du lor kenn et c'est joli à voir donc voilà mais mu ngi wax boo ko tegee ci bitti ndax boo koy waaw ba xam du ruy taw beeg yooyu noonu bu fekkee da nga ko ci décoration jardin bu ko fa taw bu fekkee est-ce que du ruy voilà parce que vernis bi loolu lay jëriñ bu ci taw bi laalee ndox bi dafay glisser wàcc et su naaj bi yàggee tuuti mën na rey vernis bi mais en ce moment li ngay def mooy juste passer ci kii couche de vernis voilà couche de vernis avant ça nga jël papier fin boo ko ci frotté dafay weexaat taal soo paree na nga jël laal sa beneen couche vernis mu nikeelaat donc là mën nga ko def boo ko defee mën na toogaat 2 ans vernis bi du def dara
nekk koo xam ne mu ngi liggéey loo xam ne ça demande beaucoup d'inspiration parce que lii il faut être inspiré vraiment pour defar ko. parce que loolu mooy fay bi en fait. inspiration bi loolu mooy art bi. parce que soo xoolee objet yi mu réunir yëpp du ci dara lu signifiant. nga xam ne lii lu ñu nit soxla la. ay moteur frigo yu yàqu ay vachette yu yàqu chaîne vélo. tout ça nga xam ni kenn amatu ci soxla. yooyu lay jël valoriser ko donc xam-xam bi foofu la nekk mooy inspiration bi muy am. ba créer ci quelque chose ba nga xam ne lii ku ko gis daan ne voilà lii rafet na. mu am njëriñ foofu la mérite bi nekk. mais diis goo xam ne aussi boo ko xasee ba teg place moom pour nga déplacer ko ci kër gi dina da nga ko wutal place fixe. waaw contrairement nag parce que du da nga xam ne lii du ay pièces pleines dafa nekk pièces yi nga xam ne lii maanaam xottu lay doon ci biir bi creux la doon. parce que bu fekkoon la nga xam ne lii dafa kii day gën a diis. mais creux la bu fekkee creux la parce que Bintou Kane mu ngi la doon laajte ndax buñ koy teg da ngay ñëw rek teg wala dafa am base bu fekkente ne dafa vide am na ñoo xamante ne seeni loxo day doxantu. comme genre sama càmmi Serigne Fall yu mën nañu sa kër xew am rek xam nga ñu daal di koy yóbbuwaale noonu. est-ce que bu waa neexul yóbbu donc te loo gis comme ni ma la ko waxee tout le temps décoration feeling la man je me dis que kenn ku nekk sa biir dëkkuwaay yaay xool li nga sentir nga war ko fu mën a def. tey ñu bari dañuy faral di def thème. parce que quoi qu'on puisse dire par thème la. thème sur la forêt yi am na thème sur la mer am na thème yooyu yëpp donc yow yaa xam sa biir dëkkuwaay ban thème nga bëgg a évoquer ci par rapport ak sa arrière cour wala sa avant cour wala ci sa jardin wala ci sa intérieur donc en fonction de ça lii daf lay dimbali ba nga xam ne di nga mën a am ay pièces yi nga xam ne lii ça coûte pas cher. parce que quoi qu'on puisse dire c'est des gens yi nga xam ne lii seen affaire accessible na cherul et ba pare di nga mën a yow def sa dëkkuwaay ni nga ko bëggee. waaw sa thème di nga ko mën a réussir ama sur tous les coups loo bëgg def di nga ko mën a réaliser grâce à ñoom parce que avant problème boobu lañ doon am da nga gis nit ba nga xam ne day am inspiration am benn lu mu bëgg dëkkuwaayam mel loxoom jote ko mais du ko gis. dëgg la waaw donc loolu je pense que de nos jours dañ na fi. est-ce que moom mu ngi koy jaay facilement. mi ngi koy jaay waaw mi ngi koy jaay facilement et puis importance bi dans ça mu coïncider ak journée internationale du tourisme. ñu war a valoriser la destination Sénégal. parce que aussi dañuy nemmeeku ni que ñii lu ñuy def travail artiste dëgg la. parce que jël ay kuddu dajale ko ba mu former quelque chose yi ngi fiy indi en tout cas dafay nekk loo xam ne lu war a mun a valoriser la destination Sénégal. merci Bintou Kane parce que nit ku nekk li nga am ngay jaay. ku nekk li nga am ngay tiitaroo. donc ñun am nañ savoir faire yàlla may nañu xam-xam ba nga xam ne lii du ma ne ñoo ko ëppale ci côté continent africain bi mais am na lu ñu ci yàlla may ba nga xam ni. gars yi soo nee ouvrier sax sur toutes les domaines foo dem ci loolu dañ naan la ouvrier Sénégal ñoo gën a xarañ ñeneen ouvrier yi. dañ nañ ko bay sooy dem di wut liggéey dañ lay laaj ba am tu es sénégalais ou pas. muy côté maçonnerie côté menuiserie côté lépp yàlla dimbal nañu ci côté boobu donc loolu chance la mooy yàlla may nañu xel. am nañu tamit ndaw yi nga xam ne lii yu diggourdi lañ ndaw yi nga xam ne lii chaque fois ñi ngi xool lu ñu mën a fexe ba génn ci. donc li des mooy sensibiliser Sénégalais ñuy consommer li nga xam ne moom la ñuy defaree ci biir loolu di defar suñu dëkkuwaay te xam ne nit ki fi nga nekk da nga fa war a épanouir donc loolu la ñu war a fexe sensibiliser ci Sénégalais yi ba kenn ku nekk je pense que œuvre d'art bu mel nii lu mu ndaw ndaw bu ñu amee sa kër donte sax 2500 nga ko jëndee kenn ku nekk bu defee noonu je pense que suñu artistes yi dinañ gën a mën di produire dinañ gën a mën fexe di dem aller de l'avant. bu njëkk problème mu finesse lañ doon wax mais léegi gis nañ ni que ay liggéey yu am finesse la ñuy liggéey. si parce que gars yi léegi xam nga kenn dafatul internet bi c'est valable pour tout le monde da ngay dem inspiré wu lu la jaaxal boo duggee internet gis ko boole ci say flingu bopp xam nga et tu arrives à faire quelque chose. c'est important. surtout comme ni ko Bintou Kane waxee ñi ngi jëm si li nga xam ne moo nekk journée du tourisme comme ni ko Youssou di waxee sama réew laay jaay sama réew laay jaay. donc ku nekk war nga mën a jaay li nga xam ne moom mooy valoriser sa réew surtout jaay aussi sa créativité locale nag surtout te lii local la te ñun si boppam war nañoo consommer local ndax meuble yi ñuy jëlee bitim réew poupée yi ñuy jëlee bitim réew yeneen yi nga xam ne bitim réew ko def doomu bitim réew ko defar baax na tamit ñu valoriser li nga xam ne trop soo gisee lu tax lu may gën a des fois dolli courage ci liggéey bi xam nga des fois ngay def dara di gis résultat yi ça fait plaisir des fois damay loolu surtout sama maire yi ñoom ñoo la fans maire yi tout le temps dañ naan la viens voir comme su ma ñëwee ñu ne ma xoolal
émission bi laa seetaan moo tax gis nga nii laa def sama jardin des fois ñu ne la kaay lii laa gisoon keroog ñu la samaat na lii lañ may laaj sa numéro bëri na waaw mais sant yàlla am na ay pneu yu ñu fi indi woon vous vous rappelez pneu yooyu sax la ba ma am benn jour may romb maire bi arrêté ma je pensais que am na dara lu xew njaxasu bàcc yi waaw njaxasu bàcc ci pneu yooyu sax exemple bi moom mooy Made in Galsen bi ñu mujjee def ak Adja Bidjé aussi mi ngi koy commencé utiliser di def ay décor di def ay perroquet Bakary yooyu yëpp mu ngi ciy am donc liggéey baa ngi jëm kanam di jaaroon macha allah ak surtout benn point bu important poupée africaine yooyu xam ne indi woon nga ko fi mu important parce que benn anecdote bu ndaw rek kenn dama doon waxtaan ak moom koo xam ne xelam dafa màcc ci affaire xale en tout cas mu ne xale yi ñun ñoo seen parents yi ñoo leen di pousser ñuy xeesal mais seen parents yi aussi ñoo leen di pousser ñuy teg greffage genre yu demee noonu parce que bu ñu nekkee xale dañ leen di jëndal poupée bi bokkul ak ñoom teint bokkul ak ñoom karaw donc ñoom dañuy inspiré wu ci poupée bi parce que étant enfant da ngay bëgg affaire lu coquette et tout donc bu fekkoon dañ yem ci suñu poupée africaine yi xam ne ak ñun ñoo niroo mais boo jëlee poupée boo xam ne dafa weex dafa am karaw dafa am wee donc des choses yoo xam ne bokkul ak ñun ça pose un peu problème mi ngi doon taa bintu loo ma koy nuyu de passage dafa demoon marque bay ñëw dafa nekk ba midi di ñu envoyé message di ñaanal seen show parce que nekk na di ba nga xam ne nii moom loolu rek la gëm di ko def un coucou donc yooyu dafa baax te loolu Sénégal ñun loolu rek lañu am di fexe ñun suñu biir li ñuy def la nga xam ne lii ñoo koy liggéey suñu biir ñuy fexe di ko utiliser di fexe di ciy defal suñu biir dëkkuwaay ba muy rafet ba keneen ku ko gis duñu mën a naw par rapport à ça parce que nit li nga am comme li ma ko waxee léegi ngay tiitaroo donc ñun loolu la ñu am savoir faire la ñu am donc nañ ko valoriser comme ñun niñ la amee ci dëkkuwaay di la tiitaroo fii plateau Sen Show yow la ñuy tiitaroo ci dëkkuwaay ci wàllum décoration ak lépp non mais daa bett ci wax ji lu la bett sañse bi rafet na merci beaucoup waaw kon am na wax bu ko maa ngi koy laaj waaye ku am sa ko mooy lettu maam yooyu noonu bu ma laaj nag nan lay man non bu ñuy dem Thiès dañ koy létt ñun ñëpp dañuy nguukawu daal di sol li nga xam ne moom moo nekk ay bu takk suñu waaw bu leen tiital suñu waa dëkk Fatima Diak ñu ngi rey ay xar ñi di def ay nag vraiment yéen a siy sonn jarul sax ñuy kii daal vraiment waa Thiès daal Fatima ñu Diak ngi lal tapis rouge ñu ngi lal tapis rouge ñu ngi lal tapis rouge ñaata kii dégg naa ay ko li nga génn bëri na mais bon comme des médias la te mag waa des médias ñoo bokk dëkk ñaari gaar c'est ça ñu ngi leen di dérouler daal en tout cas tapis rouge. tey sa benn doomu baay mooy am 1 an Maymuna Christine Kane te yaayam ma ko koy souhaité Patricia Montero donc 1 an yi nag yàlla na dem ba nekk ay 100 ans ñu koy ñaanal yàlla gudd fanweer ak jàmm di remercier nag ki nga xamante ne moom mooy Mami Gage ci coiffure bi ak maquillage bi numéro baa ngi noonu waaye aussi waa Salam Chopin samay xarit sama ay frères ñoom Lamine Ndiaye ñoom Prince di leen remercier bu baax a baax seen numéro nekk 77 444 06 34 77 444 06 34 donc tàng na boo leen demee couleur yaa ngi ni am na ay jaune rose di ngeen ci mën a def ba mu nice Binta. waaw juste di passer un coucou moom moo lay nuyu mu nekk Souadou Camara mu lay nuyu. Souadou sama xarit di wax aussi à Salimane la famille Sey depuis Thiès ñu xaar ñu ñi ngi ñëw. des médias dans ma ville Thiès moo aaye. ko aaye bu mu jooy de. biige noo du jooy non biige bintu kan moo koy tiital mais du jooy. waaw Souadou sama xarit mais Souadou nag daf ma trahir Bintu Maane. est-ce que du Alaaji moo ko trahir. ñu di leen remercier bu baax a baax. kontaan ci yéen Mara Samb Marie Mantoulaye Penda Bari yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu Ndiaka équipe bi yëpp kontaan naa ci yéen bu baax a baax di leen def un coucou di remercier aussi équipe technique bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ak yéen fidèles téléspectateurs yi ko doon teewlu ndax nag seen show yéen seen show la yéen a ko moom. Kleenex, les meilleures couches pour bébé, vous a offert votre émission Sen Show. Kleenex, les meilleures couches pour bébé, vous offre votre émission Sen Show.
fidèles téléspectateurs yu Sen TV ñu di leen nuyu di kontaan ci àndaat ak yéen seen show nag moom mooy émission bi leen di wéttali bu waxtu wi jotee sur la Sen TV ni ñu ko faral di tijjee nag ngeen daal di koy miin lool mooy sommaire bi actualité tey nag Ajaratu Ndeye Assou Gueye lañ ci àndal ak Pape Cheikh Sylla Ajaratu actualité bi lan la ak tey kan nga ci dalal. tey dañ ci dalal koo xam ne docteur la di docteur Abdoulaye Kane bokk ci collectif médecin en spécialisation yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal tey sàmm dañuy génn ci wàllu politique ak ñoom seen dugg ci li nga xam ne moo intéressé lu bëri gën a intéressé doomu waa Sénégal yi rawatina wàllu wér-gu-yaram docteur yi bëri nañu waaye ñu ci bëri ci docteur yooyu la ay généraliste lañu te spécialiste dafa am solo ñi nga xam ne nag dañuy dem ci benn domaine gën fa spécialisé wu ñooñu nag ñu nekk ñu raar ñoo xamante ne dafay gën di néew ñoom bokk ñu ci li nga xam ne ñoom la ñuy kaas gynécologue yeeg pédiatre yeeg yeneen ak yeneen ci ay spécialité loo xamante ne néew na Sénégal mu nekk lu doy waa lu ñëpp di ñaaw nga indi ko nag ci waxtoom mu daal di am solo ci kanam tuuti ginnaaw boobu lay waxtaan dinañ ànd ak Binta Mané nag ci plateau Sen Show moom moo leen di toppal coow li nga xamante ne moom moo am ci rëbës ki ci ñàkkoon bakkanam nag ngeen déggoon ni information yi moom mooy dañ ko dëggate woon waaye tey autopsie bi leneen la wax leneen loolu lan la ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak Binta Mané mu daal di koy yaatal ginnaaw Binta Mané dañuy dellu si waat ci wàllum wér-gu-yaram suñu Miss Santé ñu namoon ko lool muy Bintu Kane Bintu di la nuyu di la bàyyi nga wax ñu tey lan ngay waxtaanee. waaw voilà may nuyu téléspectateurs yëpp tey ñuy waxtaanee danger yi nga xam ne ay spécialistes en tout cas ay recherche dañ ko nemmeeku ci déodorant yi déodorant sans alcool yi ñuy gis ni que souvent dafay am gàllankoor bañ ci wax ni que sax mun na indi yenn cancer yi loolu yëpp dinañ ci indi ci kanam ay leeral. mu nekk lu am solo ndax nag ñëpp koy utiliser Bintu moo xam góor moo xam jigéen kon yoon la ñu xam danger yi ci nekk ci suñu wàllu wér-gu-yaram bu ñu paree foofu dañuy ñëw nag ci dëkkuwaay yi bu ñu ñëwee nag Pape Gane la ñuy àndal Pape Gane nag tey mu indi ay œuvre d'art en fer forgé ci kanam tuuti rek dinañ ci ànd ak moom mu wax ñu ban taar la mën a jox li nga xamante ne moom mooy suñu dëkkuwaay ak suñuy nekkin yéen di leen fàttali ne rek mën ngeen réagir suñu page Facebook ni ngeen ko xamee nag moom mooy heure bu baax bay jot te ni ngeen bu jotee da ngeen naan Sen TV rek la ndax nag Sen Show moom moo leen gënal kon ñu jox Ajaratu Ndeye Assou Gueye kàddu gi mu daal di yaatal actualité bi ñu lay jaajëfal Salma bon mbootaay gi nga xam ne moo ëmb docteur yi nekk ci Sénégal tey jii doon nañ ci amal jàkkaarloog taskati xibaar yi suñu gan gi kenn la ci ñoom balaa ñu koy jox kàddu gi nañ ci teewlu Mame Mbaye Ndiaye ma ñu fa yebaloon. dañu bàyyi lépp luy ab contrat teg sa ab salaire ngir nag wuyu si wooteeb jëriñ ñu dénk wàllu wér-gu-yaram jëm nag si ñu tàggat leen ngir nag ab spécialisation waaye nag ndaw yi médecins yi tey jàpp leen ni seen ak yaakaar dafa tas. jeunes yooyu dañoo ñëwoon gis défi boobu bu ko relever en faisant ces formations pour mun a delluwaat ci gox yooyu mun a jël en charge ces populations et malheureusement encore une fois pour ñun gis nañ ne état bi au lieu de dimbale jeunes yooyu ñëw pour def cette formation et que da leen di décourager. parce que bourse bu ndaw boobu à 150 000 mënu sax louer appartement à Dakar moom lañ leen doon jox si loolu lañ yaakaaroon pour def seen inscription bu ci gën a ndaw mooy 500 000 jëm ba 11 millions. gannaaw tàggatug fukki weer ak benn jàppaleen ni yi la ndaw yi médecin jotuñu seen i bourse tax nag ñu sa dànqaafu. est-ce que ñoom objectif yi ñuy wax sur la CMI objectif li ñuy wax pour jox sénégalais yi ñi leen di faj fu ñu dëkk est-ce que c'est des objectifs vrais en leur sein. nit nañ xam ne aussi lii début la pour d'abord informer parce que nekkuñ ay nit yu violent wala di revendiquer pour revendiquer. moonte de boo seetee ci hôpitaux yi liggéey ba la ci ëpp ñoo koy def. na région yoo xam comme région de Fatick amul orthopédiste dans les régions comme Matam amul pédiatre ak leneen loo xam ne kenn mënu koo wax ñu ngi toog croiser les bras ñu lay wax ay loi rectificative loo xamante ni décision bi décidé nañ ko depuis 2014 mënuñ ko def ci loi de finance initiale bi c'est déplorable et c'est désolant. majjaaluñu dañuy laaj li nga xam ne ñoo ko moom te yoon sax daf koo xaatim njiital collectif ba mooy ni gisee ba noppit di naqarlu la leen di yot maanaam ñenn si ñoom soo moyul seen ak tàggatu fii lay yem inscription bañ jotoon a def it daal di naxasaay seen ak dund. May Ndiaye ñu koy jaajëfal Ajaratu boobu la élément mooy taaj waxtaan bi. Docteur gannaaw ba ñu la dalalee lan moo bloqué spécialisation yi nga xam ne ñu ci bëri ci yéen moom ngeen di kaas di bëgg mu am Sénégal te ñu comme ni nga ko waxee ci reportage bi Sénégal ñàkk ko lu bëri fan la problème bi am ci mbirum njàng mi ba nga xam ne à chaque fois dafay am foo xam ne fa lay taxawee. jërëjëf Ndeye Assou problème bi fu mu amee ci autorité rek lañ ko mun a wax parce que autorité yi bañ ñëwee dañoo indi seen politique ne dañ bëgg Sénégalais yi am ay spécialistes yu leen di faj ci fuñ dëkk ñu fekkoon fi benn bourse bu nekkoon à 100 000
te ñu bëri daanuñ ci am wax dëgg yàlla en 2014 ñu yokk ko ñaar fukki junni ci wolof ñu yokk ko ba ci fanweeri junne yokk nombre bi am na ay médecins généralistes yi nekkoon ci ay district wala ci ay institution amoon seeni contrat ñu gëm ne ñii dañ bëgg jàppale nit yu bëgg a def seen spécialité ñu daw ñëw pour def seen spécialité boobu mais malheureusement pour ñun année bii ñu nekk depuis 11 mois ñu ngi def formation bi amul kenn ci nouvelle attribution yi jox nañ leen benn 1 franc joxuñ la sax benn information bu précise boo xamante ni war na mun a jox yaakaar ne war nañ mun a pousse ñu am yaakaar ne dinañ fay bourse yi ci biir loolu dañu doon wax ci mois de mars bi ci loi bu ñuy def pour rectifier au niveau de l'Assemblée loi boobu dinañ ci voter budget bi loi bi weesu na voté nañ ko mais boobu ba léegi amul benn instant bu ñu gisee que nguur gi mu ngi fii pour fay bourse yooyu loolu moo taxoon ñu ñëw daje ak journalistes yi pour informer leen. mais est-ce que 100 000 francs yooyu moo tax spécialité yi ñàkk 100 000 francs yi di ko parce que en fait booy dégg tu te dis 100 000 francs waru mën a tax Sénégal war a mën a ñàkk ay spécialistes à ce niveau c'est quoi le problème ci au-delà 100 000 francs yi. le problème li ci nekk mooy ñun ñëpp ay sénégalais lañ moyens yi amul te inscription bi ci boppam dafa cher. ñaata la. inscription bi bu ci gën a tuuti par année téeméeri junne la. 500 000. te ñeenti at yi mu nekk ñaari millions am na dem de ñaari millions chaque année pendant 4 ans. et ci loolu am na ñoo xamante dem nañ ba mu am fukki millions ak benn yoo xamante ni ci yenn spécialité pour nga def sa spécialité bi loolu ngay fay pour def ko. loolu pour nekk docteur da ngay jàng di fayaale. non 11 millions. non du pour nekk docteur loolu ñoom ay docteur lañ déjà dem nañ ba nekk ay docteur ay généraliste pour am spécialité bi ngay def formation boobu te loolu joxuñ sénégalais bu nekkul sénégalais lambda bi moom moo mun a fay loolu ay pères de famille lañ. ay médecins lañ ay pères de famille lañ yor nañ seeni famille donc mënuñ ci teg leneen naan dañuy dem inscrire ci valeur boobu te lu ci nekk bourse bi buñ ko fayul am na ñoo xam ne quitté woon nañ seen poste ñëw pour def formation bi dinañ bàyyi parce que duñ mun a yeggali seen inscription et loolu benn situation la boo xamante ni dina xaw a dramatique ci. mais 11 millions doy na waar Pape Cheikh 11 millions quand même gannaaw ba nga jàngee ba def naa ay 5 ans 6 ans ba pare balaa ngay. 8 ans 8 ans ah oui. lu mel ni santé publique. bon ak sama problème ak médecins yeeg élèves médecins yi ak enseignants yi ñoo yem ñoom souvent bu ñu yëngoo rek pour seen bopp la xaalis bu ñu bëgg a jotuñu ci bourse bu ñu bëgg a fayeeko wuñ ci mais ñoom seen rôle dëgg ci société bi lu jar a taxawaat la médecin nga def nga sa formation ba génn nga yaa ngi exercer yaa bëgg a spécialisé wu loolu foog nga génne dara. pour spécialiser wu parce que da nga bëgg a aiguiser say compétences boo génnee ci formation boobu li nga daan fayee ko day yokku dañ lay gën a ràññee ci corps bi kon foog nga joxe dara loolu kay c'est normal wala. waaw dëgg la moo tax seen 150 000 yooyu ñuy jox je pense que mënul yor borom kër ba mu ci mën a fay inscription boobu dimbal la woon rek. parce que ci choix la boo xamante ni yow sénégalais bi nga xam ne def nga médecine. ba am sa lijaasa yaa ngi exercer da nga def médecine généraliste nga bëgg a spécialisé wu mais ni nga defee ay sacrifice ba dem fac médecine def ay sacrifice ba nekk médecin noonu ngay defee ay sacrifice ba sa spécialisation boobu nga yegg ci parce que bénéfice yi balaa patient bi balaa kenn yow la ak sa njaboot noonu. loolu dëgg la te bénéfice bi balaa patient bi yow la ak sa njaboot. mais sénégalais bi moo ci ëpp. njëriñ parce que Sénégal bi fee mu nekk ci Kédougou wala Matam amul spécialiste bu koy faj te ñun ñi buñ bàyyi spécialité yu ñuy def sénégalais boobu bu fa amee feebar boo xamante ni spécialiste moo ko war a faj balaa ñu koy indi ndakaaru gi mun na ci loru donc état bi am na ci wàll ñun am nañ ci wàll te ñu ngi ko ciy bay parce que biir hôpitaux yi nekk biir Dakar Dantec Abass Ndao Fann ak Ogui ba principal liggéey buñ fay def pour wax la ci consultation ba ci garde ñun ñoo koy def te amul benn rémunération boo xamante ne ni am nañ ko en plus ñun ci biir paj moomu boo ci amee benn feebar wala boo ci amee accident de travail kenn du la faj amul fenn fu ñu la couvrir balaa ñu naan couverture maladie universelle
pour ñu couvrir ñi nga xamante ñoom ñu war a couvrir ñooñu mooy médecins yi nga xam ne ñoo war a faj ñooñu couvriroo leen médicalement xaw ma nan la ñuy couvrir ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy population bi. ok c'est important li mu wax Ndeye c'est important li mu wax soxla nañu ay spécialistes. ci médecine bi mais jàpp naa ni moom mi nga xam mooy professionnel ci wàllu woowu soxna mi nga xamante ni fa la yëngu bintu dañ d'accord ne problème mu Sénégal ci wàllu médecine am na problème yu gën a sérieux ñi nga xamante ni moom mooy formation boobu spécialisation bi problème bi gën a sérieux ci médecine corruption la d'abord ci biir bu dee amul moom mën na ma weddi xarmat ñoom ñoo ko jàngale leen corps yi médecins yi ni nga gisee benn professeur boo xamante ni par exemple day jàngale maths wala physique chimie day am 100 élèves ci collège am mu dool ci yeneen 200 yoo xam ne xarmatam la benn chapitre bu mu war a joxe exercice yi souvent ay degré la day jox exercice yu yemamaay yu xaw a diis ba yu diis pour élèves yi préparé wu pour buy dem examen yu mel noonu mais comme copie yi day bari benn lañ lay jox li nga xamante ni ay canard boiteux lañ mënuñu leen gunge dañ leen fay bàyyi mais fi mu gën a méttee moom mooy ci médecin yi ñoom ñëpp buñ ñëwee problème bi ci gën a métti ci Sénégalais yi mooy ku si nekk yor nga say cabine yooyu. mais est-ce que loolu du conséquence déficit médecin spécialisé yooyu. non spécial balaa ñoo wax spécialisé yu mel noonu man d'abord moom mooy professionnel bi. moom moo may wax ba xam li ma wax am na wala amul problème bi gën a sérieux ci médecine Sénégal mooy d'abord corruption pour nga faju problème la corruption bi bari na ci te xaalis bi bari na fa médicaments yi rek ay millions ak ay millions la médicaments yi ci lañ njëkk a jalgati beneen bi mooy da ngay gis médecin boo xamante ni médecin bokk na ci xaw ma nu mu koy terme balaa bëgg a mën a utiliser mu jël sa terme bi may wax souvent ci ñi gën a fuuy en tout cas ci corps yi parce que médecin ñëpp a ko soxla médecin c'est rare ñu refuser ko par exemple visa wala médecin bu qualifié mu bëgg a dem ci réew mu mënti doon ñu koy naan xaaral moo tax ñoom dañuy yëg seen bopp ils sont imbus de leur personne mais loolu lépp grave mais problème bi mooy Sénégal da ngay ñëw médecin bi nga xamante ni moom moo qualifié pour nga teg ko loxo dafa metti même boo fayee mu ngi ci ñetti cabinet yoo xamante ni bëccëg bi fa lay dem fi nga xamante ni fa la ko état bi di fay benn heure bu ndaw la fay jaar loolu li koy waral moom mooy aussi spécialiste yi buñ bëri woon duñ jafe wuti xaalis donc ko waral Pape Cheikh yaa ngi ñuy tooñ mais ci loolu jotaay bi loolu moo tax mu am importance parce que buñ amoon c'est vrai que mënuñ combler gabu spécialiste yu war a am Sénégal mais buñ amoon le minimum problème boobu ngay wax sénégalais bu am xaalisam wala bu amul xaalisam bugg a faju dina faju mais le minimum boobu amuñ ko et seen démarche bi fekk tegguñ seen tànk ci seen démarche bi minimum boobu duñ ko am parce que ñi nga xamante ne nii mënuñ fayal seen bopp wala mun nañ fayal seen bopp mais pas sax pour nga am ko ñun ñi nekk en spécialité ci situation bu dérisoire lañ nekk bu xaw a compliqué boo xamante ni nit mënu ko sax expliquer et que ay médecins lañ ay borom kër lañ boo demee ba am nekk docteur jàng pendant 8 ans waroo nekk ci yenn conditions yoo xamante ni pour jàng li ci gën a garaaw sax li ci garaaw Pape Cheikh li ci garaaw nga ñëw fekk benn nit boo xamante ni moom nga yaakaar mu faj xam nga xel bu dal mooy faj. xel bu dal moom mooy faj mais wàllu wér-gu-yaram en fait comme on dit yaramu mag la féppay métti branche yëpp mooy métti mais comme tey branche yu spécialisation yi la ñuy wax nañ ci revenir rek Bintu moom yàgg na ku nekk koo xamante ne à chaque fois day am problème sax invité parce que yenn yi parce que il te faut tout le temps des spécialistes Bintu moom dina ci am ay xorom. waaw voilà ñu gis ni que fu mu nekk nii maladie chronique yi moo gën a bëri ci suñu réew yenn cancer yi moo gën a développé ci suñu réew en tout cas feebar yi nga xam ne rek ñoo nécessité yenn moyens yi pour le traitement ñoo gën a am problème ku leen faj maladie chronique yi je dirais néphrologue yi da ngay gis ni que dañuy manqué diabétologue yi bu ñu manqué wut aussi tasaaroowuñ trop ci sur l'ensemble du territoire en tout cas man balaa may poser question par rapport même à la spécialisation bëgg naa yéen bokk na ci branche bi nga xam ne ñoo gën a gudd jàng en tout cas 8 ans mais à l'université par rapport ak spécialisation bi peut-être maase amul une compréhension claire à 6e année da ngay gis ni que ñu ngi dugg spécialisation la ñuy wax donc côté boobu aussi bëgg naa ñu leeral ko parce que c'est important. non pour ñu wax spécialisation il faut nga pare doon docteur nga dem ba soutenir sa thèse nga waat
ne yow docteur nga mun a def sa spécialité nga dem liggéey ñëw def ko wala nga ne naa continuer rek def sama spécialité noonu la ñuy spécialisé pas sixième année xanaa nga def concours bu ñu wax internat. D'accord. bu loolu weesoo da ngay soutenir doon docteur soog a def spécialisation. D'accord maintenant yéen par rapport ak seen branche yéen en tout cas médecin yi par rapport ak spécialisation bi gis nañ ministère de la santé et de l'action sociale par rapport ak domaine boobu noonu gis nañ ni que hôpitaux yi dañ koy yokk tout le temps sur l'ensemble du territoire accès bi hôpital bi dina am mais ressources humaines yi duñ ko retrouver ci hôpitaux yi yéen étant jeune ban politique ngeen di mener pour vraiment ñu indi leen saafara ci wàllu woowu. politique bu ñu mën a mener d'abord mooy ñu informer suñu sensibiliser suñu mbokku médecins yi nga xamante ne ay jeunes lañ. nekkoon fac jàng ba am seen diplôme docteur. et que bu loolu weesoo tamit lu ñu mën a wax mooy sensibiliser autorités yi ñu xam ne spécialité yooyu ni ma ko soxlaayee pour doon spécialiste pour sama famille noonu la ko réew mi soxlaa. noonu la ko doomu réew mi soxlaa ci gox bu ñu nekk. parce que fii ci biir réew mi da ngay gis raison bu lëmm am benn spécialité comme ay pédiatre comme ay traumato wala orthopédiste wala ay chirurgien kii nu mu tudd neurochirurgien du am ci raison waxuma la sax département wala district raison lëmm du fa am. et loolu bu amee ñu toll ci situation ay valeur 150 000 nombre boo xamante ni ça varie entre 60 et 80 maximum mënuñ ko fay. te loolu dina mën a tax au moins 5 personnes wala benn nit sax abandonné formation boobu man xamatuma ci ban réew lay nekk. mais yan cas nga moo la gën a interpellé ci ay diwaan yoo xam ne dañoo manqué spécialiste yan cas yan anecdote nga ñu waaye nga mën a jox ci yéen. anecdote yi mooy dama toog keroog ñuy waxtaan ak benn senior ñuy waxtaan ba ñu ne hôpital Saint-Louis bi amul pédiatre. ci temps yële passé weesu aussi maa ngi dégg naan région Matam ci hôpital régional bi amul pédiatre Fatick gi nga xamante ni axe boobu nu mu méttee ak accident yi ni mu fa bëri amul traumato koo xamante ni boo accidenté ki lay opéré amul. bu ñu leen fa affecté di ngeen fa dem ñi fi nekk Dakar fii pédiatre yi nekk Dakar. bu ñu fa affecté ci kaw ñu affecté ñu ci condition yoo xamante ni dinañ fa demee ñun ay sénégalais lañ boo fay affecté nit ñii ci condition yi ñu nekk mënuñ sax former suñu bopp. ñu ngi wut as tuuti bu ñu defee pour def formation bi bu ñu dimbale woon bañ def suñu formation bu ñu affecté ñu dem. parce que ay mooy affaire jaaykatu xar yooyu tabaski yooyu créer banque pour yokk prix yi. bu ngeen ne Saint-Louis amul pédiatre fee amul pédiatre te pédiatre yi dankaloo Dakar médecin boo si yóbbu Tamba mu bañ. nu muy amee pédiatre. mais am na médecin yu nekk Tamba. ba pare spécialisation yi en général spécialiste boo wër di nga ko am biir Dakar mais dans les régions c'est vraiment un problème parce que dañ koy wax sax ni que ku def AVC dans les régions wala nga def AVC foo xam ne gannaaw Dakar la tu es dans des problèmes parce que nu muy nécessiter rapidité d'action benn prise en charge du ko am. d'accord loolu d'accord nañ mais loolu état bi dinaa dellu toujours ci état bi. waroon na ut benn politique boo xamante ni dina encourager nit yi pour ñu mun a dem d'abord ci lan la commencé moo ci seen formation boo demee Maroc pays bu mel ni Maroc ci gox yu bëri am nañ ci ay spécialistes nu ñuy def mooy médecin bi bu paree formation rek doon médecin généraliste dañ leen di woo dañ leen di jël ci fonction comme fonctionnaire fonction publique ñu leen di fay comme salaire médecin généraliste di leen fayal seen formation bu ñu paree amuñ choix contrat la ñuy signé bu ñu paree dañuy dem ci fuñ signé contrat fa la ñuy dem mais bu ñu toogee fii ñu bàyyee la sa bopp amoo loo fayee fii sénégalais bu jàng ba doon docteur dem ne sa papa jox ma 500 000 wala 1 million ma inscrire dañ naan ne yow naroo tekki seen waa mbokk yi dinañ la xas dinañ la wax lu nekk donc état bi loolu waroon na ci jóg ba dimbale ñooñu di wut def formation bi pour ñu mun a dem bu après seen formation dem fekk doomu baadoolo yi parce que ñoom seen doom yi nekku fa. yéen est-ce que seen profession mënuñ ko méngalee un peu comme profession libérale vu nu ngeen di fonctionner. libéral parce que ku neex bu la neexee nga ne du ma dugg fonction publique. tout comme yow journaliste bu la neexee nga ne man du ma dugg fonction publique. waaye keneen ak keneen ak keneen. mais am na ñoo xamante ni soxla nañ mais am na ñoo xamante ni soxla nañ doon fonctionnaire te ñu ngi kii nañ ils sont prêts pour que bu ñu leen jëlee en tant que fonctionnaire yóbbu leen Makka wala Kilikoro wala fu ñu leen mënta yóbbu ci biir dëkk bi ñu dem fa mais loolu dafa am ay préalable
préalable bi mooy formation bi te formation bi à 150 000 bu ñu waxoon ay millions wala 1 million wala 500 000 par mois mais 150 000 mënoo ko fay. benn nit fi mu nekk nii moom xam naa élection yi jege na loolu xam nga ko ci ay député lañ jëm ci présidentielle lañ jëm lépp luy génne xaalis moom. ba bokkul au conseil bokkul nekkoo ci lycée yooyu moom pour ñu orienter fa xaalis dina jafe. loolu tamit foog ngeen sóoraale. loolu daal yéen a koy man daal li ma xam. mooy war nañ góorgóorlu pour Sénégal am ay médecins spécialistes. te lii encouragé wul jeunes yi nga war ne demeen bëggoon nañ ñëw pour inscrire pour dem def kii. mais université dafa fees ak ay étudiants ñoo xamante ne dañoo bëgg a tekki comme on dit. bëgg a réussir seen njàng. est-ce que beneen difficulté bi aussi à part ba tey ci politique gouvernement bi du école bi nga xam ne mooy jël wàllu spécialisation yooyu la muy jël ci lim bi dafa fa néew ci wàllu concours bi. ci école médecine wala faculté de médecine lu muy jël ci nombre. concours internat ci concours internat waaw dëgg la loolu moom problème la boo xamante ni nekkul ci suñ niveau loolu ci suñ maître yi ñoom ñooy décider ak gouvernement bi ñoom ñooy décider ñaata la ñuy jël loolu moom bu ma ci buggee dugg dinaa dugg ci foo xamante ni maîtrise sa constat ci loolu. waaw sama constat aussi en tant koo xam ne da ngeen di kaas. ngir ñu yokk spécialisation. jàppoon naa ne mënoon nañu yokk nombre ba dina tax. ci biir nombre boobu parce que nombre bi je crois 80 la. mun na ko bañ a yegg sax en général par année. mun na ko bañ a yegg. am na école yu jël yu gën a néew. non école boobu comme concours la. mais am na école yu jël yu gën a bëri ci xam Pape Cheikh. waaw non dama ne am na école yoo xam concours national lu gën a néew la ñuy jël. waaw voilà donc yegguñu 80 yegguñu 30 en général. bon nombre boobu la ñu nekk mais loolu yëpp même buñ nekkul internat bi. internat yi ki interne yi ak DS yi ñoom ñëpp ay am nañ seen spécialité buñ encouragé woon politique u DS encouragé leen parce que kii laaj cette somme comme ni ma la ko waxee somme bu dérisoire bi ku koy laaj pour dem defi spécialité bu paree dem Tamba kooku boo ko dimbalewul man jàpp naa ni bëggoon nit dem Tamba pour faji fa ay nit. comme ni Pape Cheikh doon wax nag sànq ci wàllu médecine bi médecine moom comme yaramu mag fépp mooy métti xam naa du ñàkk beneen yoon. ñu mën a ñëwaat ci yeneen poñ ci yeneen angle ci wàllu paj mi docteur Abdoulaye Kane ñoo lay jaajëfal bu baax. ñu koy remercier nañu jëli information yi bu ñu dellu see daal di woyal waxtaan bi à tout de suite. que ni dafa nekk ñoom dañ ci taxaw ñoom amuñ ci négocier wuñ dañ ne ci boppam dafa nekk source boo xamante ne mën na joxe cancer du sein ci yooyu aussi am na ñuy wax ni ñiy démentir aussi peut-être entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo koy defar pour bañ a perdre li nga xamante ne moom mooy marché bi ñoom ñoo nekk seen ginnaaw mu nekk amalgame boo xamante ne doy wax ça suscite benn amalgame comme nu nga ko waxee mais comme idéal bi nee nañ am nga le choix parce que choix bi mooy lan am na déodorant yoo xam ne amul aluminium du tout donc c'est à éviter wala booy koy utiliser aussi nga xool yi nga xam ne 6% la am donc pour minimiser vraiment risque yi nga xam ne yaa ngi koy retrouver et puis plus simple mooy rek xool boo xam ne amu ko du tout parce que am na déodorant yoo xam ne duñ ci retrouver du tout aluminium bi pour le dernier point bu ma bëgg a aborder sur la question mooy gaz bi parce que spray bi da ngay gis interdiction pour yenn xale yi moins de yenn at yi en tout cas je sais plus at yi nga xam ne ñu ngi leen koy tere parce que bu jeexee da ngay gis xale yi di ko fowee di ko pomper alors que butane la ñuy noyyi et c'est très dangereux parce que dafay dugg directement ci poumon yi donc yooyu aussi c'est à éviter nga ko parent bi wala ko képp koo xam ne mu ngi ci kër gi bu utiliser déodorant ba pare il est préférable mu sànni bouteille bi. pour bi nga xam ne moom mooy génn bu fekkee bouteille bi jeex na parce que en général comme ni nga ko waxee xale yi dañuy faral di ko jël di ko def ni seen kanam ndax fraîcheur bi nga xam ne moom lañ ci am alors que gaz butane la et puis gaz butane boobu dafay indi benn ralentissement cardiaque boo xam ne ça peut être nocif pour kooku xam ne mu ngi koy def. loolu koy mën na bañ a nekk xale yi kese. waaw mag ñi mun na concerner ña mais dañu xalaat ni que rek dans la logique bi mag du ko def. donc moo tax dafa am ay effets nocifs
nocif pour la santé effet nocif bi nga xam ne ñëkk nañ ko ci déterminer mu nekk cancer du sein parce que ñoom ci seeni ay jàngat dañ gis ni que cancer du sein bu nit ki di def en tout cas autopalpation dafay nemmeeku souvent ay donj ci niveau poqataanam donc évolution cancer du sein nag ay spécialistes cancer du sein aussi xamle nañ ni que évolution cancer du sein dafay yéex donc bu eggee ci ay nodules ay ganglions en tout cas mu ngi commencer vraiment di atteindre benn niveau boo xam ne très avancé donc boobu c'est la première chose par rapport ak études yooyu xam ne nañ ko mais yeneen étude aussi def ci ay jàngat ne aluminium boobu xam ne dañ koy retrouver ci déodorant sans alcool yi en tout cas antitranspirant yi que aluminium boobu noonu mënul indi yenn feebar yi mënul indi cancer c'est pas à l'origine du cancer du sein d'autant plus que cancer du sein sax origine yi même spécialistes yi nga xam ne ñu ngi penché wu sur la question origine yi maîtriser wuñ ko trop moo tax souvent rek dañuy joxe ay quelques préventions par rapport ak loolu mais par rapport ak déodorant bi spécialistes yooyu bu ñu xamlee ni que daf koy joxe ñeneen aussi soutenir que du ko joxe du tout donc mais France ci ay recherche am aussi ak niveau bi ñu toll ñoom dañu ne idéal bi mooy 6% aluminium boobu bu mu ko am ci déodorant bi c'est l'idéal donc bu ñu éviter mu am 6% rek c'est l'idéal donc supérieur ou égal à 20% bu ko amee ça peut être nocif pour la santé yeneen étude aussi di avancer xam le ni que déodorant. non dañ koy fooyee waaw yooyu yëpp wóor parce que ça peut même exploser mun na sax exploser. parce que gis naa koo xam ne da ko jël nii di ko def ci noppam nee na jurgóotoo ko dafa neex. man gis naa ko bët kanam dafa jël paaka bëtt ko pour jël restant bi def ci suuf. ci biir def na lu wóor a di. lu wóor a di ndax déjà rek gis nga bu explosion amee bu fekkee parfum moo fa nekk dañuy gis ni muy accélérer li nga xam ne moo nekk incendie bi. tout à fait. mais li ci ëpp solo Binta wax na ko nee na da ngeen li nga xamante ne moom mooy choix te dina màtte wala du màtte dañ ne bul dugal sa loxo. cancer du sein léegi dafa bari. te chimio ku ne xam na ni cher na diis na metti na. donc ñaanaluñ ko kenn pour éviter ko rek yi ngeen utiliser yi nga xamante ne amul aluminium pour ñu mënul lire wala dara nañ utiliser mooy bi ñuy def. am bi boule bi. boobu souvent def produit naturel lay doon. souvent bio lay doon. donc boobu moo gën a moom en tout cas moom lañ gën a recommander nit ñi di ko utiliser. mu nekk lu am solo ndax bëri na jigéen ñoo xamante ne nag dañuy yor seen ay déwoo tout le temps dañuy pompe donc bu amoon danger xam naa dafay gën a bëri ci ñoom kon ñu di leen wax rek ngeen daal di ci bàyyi xel di la jaajëfal bu baax. ma leen di jaajëfal aussi. nañu jëli la page bi doog a dugg ci dëkkuwaay. mooy fexe ba bu tubaab bi ñëwul sax ñun suñu biir dëkkuwaay yi ñu fexe ba li ñuy def suñu biir dëkk réew ñu utiliser ko ñun ba pare je pense que bu ko tubaab bi ñëwee visiter xool mu taaru dinañ ko mën a jël pour mën ko importer. yëpp ko seen dëkk ñoom tamit donc loolu ñuy ñëw tey am benn jeune artiste ba nga xam ne lii day def yu yéeme ci la nga xam ne lii mën naa ne ci ramassage la nga xam ne day boole ay fourchette paaka kudd tout ce qui nga xam ne c'est du métal lay jël dugg ci garage mécanicien yi jël cellules yeeg yëpp fexe ba fabriquer ci des trucs yu étonnants yi nga xam ne lii boo gisee doo def nga tikk. wax naa leen ko ci njëlbeen bi nee naa leen bu ñu jugee actualité wàllum santé ànd ak Binta Mané ci actualité bi dañuy delluwaat ci wàllum santé ak Bintu Kane waaye balaa boobu ci kanam tuuti Pape Gane dina ñëw ci dëkkuwaay yi nag bu ciy ñëw waxtaan ak yéen il faut mu nuyu leen Pape Gane mu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. Salma ma lay fay di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di see d'ailleurs di leen wax tey gan ci biir dëkkuwaay yi comme bu ci kanamee ñu déroulé rek. ñu bàyyi mi santé mu waxtaan ci déodorant yi ak danger yi nga xamante ne moom la mën a jur ci suñu wàllu wér-gu-yaram. ci Bintu kàddu gàngoog. waaw voilà Salma comme ni nga ko waxee rek tey ñuy waxtaanee ci gàllankoor yoo xam ne déodorant am na ko pour suñu wàllu wér-gu-yaram.
sax dañ doon gis ni que déodorant yi nga xam ne dafa am alcool moom lañ doon gën a wax nit ñi ñu moytu ko que déodorant yi nga xam ne amuñ alcool parce que alcool bi dañ doon gis ni que da doon irrité da doon indi ay allergie en tout cas ci suñu pokataan niveau pokataan bi maintenant ay études di dem nit ñi di wàññi même déodorant yi nga xam ne dafa am alcool sax ñi defar en tout cas dañu dem ba wàññi ko donc dafa dem ba déodorant yi nga xam ne amul alcool moo gën a bëri maintenant ci ay recherche aussi ñoom aussi ñu xam le ni que déodorant boobu xam ne amul alcool dafa am benn substance boo xam ne très toxique bu ci nekk ay recherche xayma ko ay recherche def ci ay jàngat aussi lu ci mel ni université bu Suisse ay chercheurs yu fa nekk ñoo xam ne dañu seen xel dafa màcc en tout cas ci cancer def ci ay recherche pour wane ni que sel aluminium bi nga xam ne mu ngi ci déodorant sans alcool boobu aluminium bi en tout cas ak substance chimique boo xam ne rek yaa ngi koy utiliser ci sa yaram quel que soit substance chimique boobu noonu baax na nga koy renouveler donc nga bañ a yem ci benn déodorant wala bañ a yem ci benn loo xam ne rek am na produit chimique nga bañ ci yem ngay faral di changer donc aussi ay dermatologue yi nga xam ne ñu ngi ci suñu réew ku ci mel ni docteur Assane Diop indil ñu ci ay leeral par rapport à la question soutenir aussi que ñoom études yi nga xam ne def nañ ko par rapport à la question du déodorant ñoom aussi gis nañ ni que aluminium boobu noonu indiwut principalement problème bi nga xam ne mu ngi nekk cancer ñoom li ñu nemmeeku rek mooy fragrance mixte bi nga xam ne mu ngi nekk ci déodorant yi souvent mun na nekk à l'origine de certaines allergies mais gisuñ ni que mun na indi cancer mais comme am na ay recherche yoo xam ne ñu ngi soutenir ni que mun na indi cancer yeneen yi di wax ni que mënu ko indi rek il faut faire attention ñu joxe quelques recommandations yi di lire notice bi di lire ingrédients yi nga xam ne mu ngi constituer déodorant bi bu amee aluminium bi nga éviter ko jàngat yi aussi xam le ni que nit ñi bu ñuy utiliser déodorant ñuy éviter spray bi mooy bi nga xam ne pompe bi la parce que pompe bi non seulement c'est allergisant souvent parce que asthmatique yi dañ leen di utiliser carrément ñu bañ ko utiliser di utiliser stick bi wala bi nga xam ne dafa am boule bi nga koy utiliser yooyu souvent duy am aluminium bi et souvent du am spray bi lu muy dégager ba xam du la indi la benn gàllankoor ci sa wàllu wér-gu-yaram. ndaw Bintu ni nga ko waxee nag ndax ñu bëri bàyyi woon nañ déodorant yi nga xamante ne dañu am alcool. léegi bi ñu ñëwee bi nga xamante ne aussi dañu am aluminium donc yàgg nañ ko wax ñu ngi ko doon dégg di ko dégg ay médecins am ñoo xamante ne ñu ngi koy confirmer